salaamaaleykum mbokki internetu saloumactu.com TV di wax ñëpp ne bonne et heureuse année 2021 tey ñu ngi fii ci Zac Mbao fas yéene def suñu émission ak suñu benn invité émission santé tey ñu war a waxtaanee ci Covid 19 bi nga xam ne moo lëmbe réew mi ma bàyyi leen ak sama invité mu présenté wu. asalaamaaleykum waa Saloumactu. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi ñaanal meilleurs vœux 2021 ñi ñuy seetaan di ñu déglu ci Sénégal yëpp rawatina nag suñ mbokki waa Saatiin mbokki Saloum mbokki Dakar ak mbokki fu ñu nekk tey nag di kontaan di dalal équipe waa Saloumactu seen caméraman Maïssa ak journaliste Amiloum di kontaan di bég ci li ñu ñëw fii suñu kër pour ñu waxtaane mbirum Covid bi nga xam noo lëmbi àdduna bi waaw man nag xam nga nit nag moom pour mu wax ci boppam day xaw a jafe tuuti wante dinaa ci wax tuuti rek man maa ngi juddoo Koutal Séeréer di doom Boubacar Faye ak Awa Ndiaye Koutal olof laa jàngee école primaire 6e ba CM2 am suma certificat ak entrée en 6e dem lycée Valdiodio Ndiaye foofu laa defee suma 6e 5e 4e 3e seconde première ba terminale D ma am fa suma bac ñëw université de Dakar am suma doctorat bi ma amee suma doctorat nag maa ngi ko defee en collaboration ak benn institut bu mag bu ñuy wax IRD Institut de recherche pour le développement ñu doon gëstu ci mbirum sibiru suñu gëstu ñu ngi ko defoon ci benn village bu tudd Djelmo ci ginnaaw Toubacouta dans la région du Sine Saloum ex-Sine Saloum nekk léegi région de Fatick bi ma amee suma doctorat toog naa ci laboratoire boobu IRD ñetti at di fa gëstu naka la ñuy seetee garab bu bees naka lañ koy saytoo boo xam ni baax na wala baaxul ñu mën ko jox askan ni ñu mën ko jëriñoo di ko faje nit ñi bi ma fa jógee 2004 ma dem États-Unis yokk xam-xam ci mbir moomu ci mbir mi ñuy waxee maanaam essai clinique mooy comme ni ma ko waxee essai clinique mooy naka la ñuy saytoo garab yu bees yi naka la ñuy saytoo vaccin yi ak naka la ñuy saytoo li ñuy wax maanaam appareil muy li ñuy seetee tension muy li ñuy seetee diabète ak appareil bu mu nekk taxawal leen ci Afrique de l'Ouest boobu ñu ngi gëstu ci Ebola bi vaccin Ebola xam ngeen Ebola moom def na fi jëye yu bon a bon 2014 2016 rey na ay 11 000 personnes te li mu andi ci perte financière dem na ci 53 milliards de dollars xam nga loolu bëri na léegi yàlla def ñu am vaccin boobu ñu defar ko ba mu baax actuellement vaccin boobu sax moo tax épidémie bi nekk Congo République démocratique du Congo moom ñoom la ñu vacciné boobu ak actuellement épidémie boobu yàlla def na ci saafara jeex na kon ñu ci am ndam bu baax di ci sant yàlla itamit sant suñu mbokk Sénégal ak suñu waajur bi ñu fa jógee ñu 2017 ñu ànd ak waa MMV benn fondation suisse la ñoom ñu ngi gëstu ci garab yu bees yi nga xam day faj sibiru ñoom it ñu jàppale leen ci loolu ci presque dans 20 pays africains te innovation bi ak waa MMV moo nekkoon xam nga fi mu nekk nii garabu sibiru ñetti fan lañ koy faj mais ñun garab yu bees yi ñu fa gëstu au lieu ngay jox malade bi ñetti garab foo xam ñetti fan la koy jël benn fan lay jël bii te benn fan boobu la koy jël jeex na day tax malade bi su demee këram su nekkoon ni ñetti fan la mën na fàtte xam nga mais su nekkee benn yoon nga koy jël ci kanamu docteur bi nga koy jël kooku jeex na moo lay leer ne donc dose bi ñu xaar nit ki jël ko donc jël na ko dana yegg ci deret ji xam nga loolu avancé bu am doole la bu ñu fa jógee yàlla def Covid bi ñëw Covid bi mu ñëwee nag ñëpp jaaxle Sénégal yi jaaxle ñii di xool naka la ñuy def bu trouver garab bu faj nit ñi ñii di xool naka la ñuy trouver vaccin pour faj nit ñi ñii di xool yan jéego la ñuy jël bu wàññi feebar bi bu mu tasaaroo bu mu law
ci la ma waa Pasteur de Dakar contacté pour ma jàppale leen ci liggéey boobu depuis juillet 2020 maa ngi jàppale Pasteur ak hôpitaux yi nekk Sénégal ñu ciy gëstu ci paj mu bees Covid bi ak naka la ñuy def bu tudd ay vaccin maanaam ci gàttal daal loolu laa mën a wax ci suma jaar-jaar waaw ba ci kanam. ok ñu ngi rafetlu jaar-jaar bi ñu ngi koy rafetlu macha allah rafetlu nañ ko lu bëree bëri ok tey nag ñu bëggoon waxtaanee ci mbirum Covid 19 comme ni ñu ko waxee sànq ñu gis ne lëmbe na réew mi. ku xam ku gis instant bi réew mi xam ne metti na Covid 19 mu ngi ravager lu bëri mu ngi yóbbu lu bëri ci monde bi waaw léegi ñu bëgg nga jox ñu ci ay leeral ci mbirum Covid 19 bi. jërëjëf madame la journaliste Covid bi nag yaakaar naa ku ma ci laaj man dinaa ci sawar a tontu. yi andi feebar bi virus la. virus nag moom bët mënu ko gis foog nga jël machine. màggal ko ay millions pour nga mën a gis ni mu mel bët mënu ko gis mu ngi soqeekoo nag Chine ci gox bu ñuy tuddee Wuhan le 17 novembre 2019 bi yàlla defee mu soqeekoo foofu ñi ñuy wax waa OMS Organisation mondiale de la santé ñoom ñu ngi ko yëg le 31 décembre 2019 léegi ñoom bi ñu ko yëgee nag lañ commencé yëgal àdduna bi yëpp réew yi yëpp ne leen am na feebar boo xam ne ni feebar bu doy waar la dafa feeñ ci Chine mbirum feebar ñu ne dañu yaakaar ni surtout borom ñi am ñi grande puissance yi ñoom dañu yaakaaroon ni ñoom rek am moyens yu am doole feebar yi nga xam ne dañuy wàlle te loolu war nañ ko tiitaroo enfin Afrique am problème di ko régleel boppam bàyyiwul ñeneen ñi ñëw di ko régleel seen bopp loolu war nañ ci loolu am na solo trop te ki jiite CDC aussi nit ku am xam-xam la ku am Pastef la moom la mu njëkk a def mooy fexe boo diagnostic yi réew yëpp am ko fexe boo ay masque ñu tasaare ko ci réew yooyu fexe ba yeneen jumtuwaay yi aussi mooy ay machines yuy dimbale kuy ñiy nooyeeg yooyu fexe yooyu yëpp réew yi maanaam réew yi ku néew doole comme Afrique ñoom ñu am ko mën a gérer seen maladie yi Sénégal nag feebar mu ngi fi yegg si en 2 mars 2020 bi mu fi yegg si aussi nguur gi jël nañ seen i matukaay ay créé ay lu demee ni 52 centres de traitement centrement yooyu ñu jël ay médecins jël ay infirmiers jox leen ay jumtukaay. instant bi mu ngi mu tuddati ñu gis ne port des masques yi distanciation sociale beeg lavage des mains ak utiliser gel hydroalcoolique bi lan nga ciy ñaax askan wi. waaw ku fi jógee Dakar suba teel di dem di liggéey wala nga dem ci Kaolack wala Saint-Louis foo dem dañuy seetlu ni masques yi ñu doon jël bu njëkk ba. ak distanciation sociale xam nga mu njëkk ba oto yi dañ doon autoriser place assise rek léegi bàyyi nañ ko masque bi aussi ñëpp a ko doon sol léegi newal nañ ko doole su nekkee ni ay endroit yu bëri sax kenn solatul masque événement yu mag yi événement comme on dit événement de masse yi aussi gis nañ ni arrêté wuñu ko gis nañ fi événement de masse religieux yu bëri ak même non religieux def nañ ko fi te ay millions nit ñoo fa daje loolu yaakaar naa nit ñi war nañ seetaat seen bopp acteur gouvernement bi aussi ak acteur communautaire yi xam nga feebar boo xam ne nii ni muy lawee dafa gaaw ni muy loree dafa gaaw ni muy rey dafa gaaw war ñu ko bàyyi rek gouvernement da nga war a jël problème bi def ko comme sa problème mu bopp bañ a xaar gouvernement ne la waxal lii dafa yow sax sa bopp nga jóg ci sa koñ dugg buntu di leen di ñaax ne leen sol leen seen i masque distanciation sociale di leen fàttali mesure barrière yi comme ni ñu koy waxee loolu moo lay noonu rek lañ mën a def ba feebar bi jógee fii complètement te en attendant que vaccin bi effectivement ñëw mais li gën a am solo su nekkee am nga feebar bi xam ne nii day law
fexe feebar boobu bu mu law transmission bi comme on dit léegi nag mesures yi ñu war a jël boo stoppé wala wàññi transmission boobu dañ ko war a continuer te masque bi soo ko solee day tax yow doo transmettre su nekkee am nga ko doo ko jox keneen soo ko solee aussi day tax keneen ku ko am du la ko wàll xam nga am na solo waaw kon masque am na solo te nit ñi waruñu ko fàtte waaw. waaw ñu gis ne tamit ñi nga xam ne ay dañoo feebar yore asthmatique yi daal par exemple asthmatique yi ak personnes âgées ñu gis ne dañuy wax naan masque yi da leen di faral di fatt da leen di sonal affaire ñooñu lan nga leen mën a. ñi nga xam ne dañu am ay asthme dëgg la suñu solee masque yi mën nañu am ay problème xanaa li ñu di conseil rek mooy ñu éviter di jege nit ñi ak éviter déplacement yi ba suñ ko mënee. c'est pareil aussi ak xale yi parce que xale yi risque masque yi dafa am risque ak suñu solee masque bi parce que xale su solee masque xamal naka lay def mun na suffoquer te su fa nekkee mag nekku fa mun na ko lor mun na ci sax jëlee feebar wala mu gaañu ci moo tax ñi nga xam ne ni 0 ans la ñuy doog a juddu boo ay 11 ans seen solu masque dañ ko limité waaw dañuy conseillé ne su nekkee ne dañuy sol masque naa fekk ñu nekk ci foo xam ne nii nit ñu bëri la te aussi risque ak foo xam ne nii transmission bi dafa élevé dafa jëg ci kaw mais su nekkee ni zone bi ñu nekk transmission bi taxu ko yëg ci kaw foofu xale yi duñ conseillé nga jox leen masque parce que risque bi moo ëpp bénéfice bi parce que soo xoolee mbirum wér-gu-yaram yëpp problème mu risque la ak bénéfice bénéfice maanaam mooy li nga ci lu baax li nga ci mën a jële risque mooy loraange li nga ci mën a jële muy vaccin muy drogue muy médicament muy mesure barrière yeeg lépp lu jëm ci wér-gu-yaram rek ñun gëstukat yi suñ koy xool wala même médecin bi suy jël décision day xool loraange bi ak li nga ci mën a jëriñoo li nga ci mën a jëriñoo su ëppee rek kon baax na mais li nga liy lore bés bu ëppee rek bàyyil loolu daal mooy téere bi waaw. ñu dégg tamit ñi faral di wax ne première vague deuxième vague jaaxal na réew mi. ni question bu am solo la soo ko seetloo épidémie bi muy commencé Wuhan 17 novembre ak léegi ñaata maanaam ëpp na at 17 novembre ak 31 octobre ñaata at la daanaka benn at la. te soo xoolee 17 novembre ba 30 octobre ñi am feebar ci àdduna bi daanaka mu ngi nekkoon ci ay 40 millions disons 44 millions ñi am cas bi soo xoolee ñi décédé environ c'était ay 1 million 100 000 est-ce que xam nga wax li ma la wax 40 millions de cas 1 million de décès dans un an entre 17 novembre 2019 ak 30 octobre 2020 léegi. Novembre 2020 décembre 2020 ñu ngi lan 2 janvier xam nga fu tukki bi toll cas yi ci àdduna bi mu ngi toll ci 80 millions maanaam double li dalee novembre ba octobre comprendre wax li ma la wax 80 millions de cas décès yi xam nga ñaata la 1 million 900 millions presque kon xam nga doublé na mu lay won ni novembre décembre ci ñaari weer rek. nombre de cas yi doublé na nombre de décès yi doublé na te soo ko méngalee deuxième vague bi day tax gëstukat bi ma nekk damay tiit xoola ci at li nga am nga dolli ci ñaari weer li nga am ci ñaari weer yooyu tolloog li nga am ci at mi xam nga loolu doy na waar kon réponse baa ngi noonu. tamit gaa yaa ngi ci critiquer lu bare ñu ngi ci wax lu bare. chiffre bi jaaxal na nit ñi daal nee nañ ëpp na jéggi na dayo daal jaaxal na ñëpp daal ñu bëri dem nañ sax ba nee nañ gëmuñu ne feebar bi am na tamit. waaw ci question mu njëkk bi lay tontu li nga wax ci chiffre yi ñu bëri gëmuñu ko chiffre yi ay estimation la ñuy joxe estimation mooy ñoom li nekk seen données yi te nombre exact bi yaakaar naa kenn mënu ko xam il y a aussi un problème de communication parce que am na semaine bi passé benn télévision bu génnee benn reportage ñoom dañu dem ci cimetière yi nekk à Dakar te dañu remarqué ni
daaw ci cimetière yooyu nombre de décès enterrement yi fa amoon ak ren dafa ute ren daanaka ëpp na ñetti yoon su nekkee ne décès yi yokk yëpp ren ci enterrement yi nekkul Covid bi aussi am na loo xam ne yokku na ci te soo xoolee soo xayma li yokk ci enterrement yi nga comparé kook nombre de décès yi ñu déclaré effectivement nombre de décès yi ñu déclaré moo gën a tuuti nombre yooyu kon ak lu mu tuuti nombre de décès yi am war na ëpp li soo ko seetloo daal daanaka moo ëpp daanaka li ñuy déclaré te aussi am na beneen seetlu bu ñu ci am nombre de cas communautaires yi ni mu bëree nii moo lay woon ne aussi am na cas communautaires yu bëri yu am ci y compris des décès nit ñi duñ ko comptabiliser am na ñoo xam ne sax duñu feebar duñu dem hôpital mën nañ dee seen kër kenn du leen comptabiliser waaw loolu mën na am estimation rek le gouvernement bi di joxe te yaakaar naa ni ak lu mu tuuti am na ay décès à domicile yoo xam ne ni boo leen ko ci décompte xam nga nag naka la toll mais am na ay décès à domicile wala ay cas yoo xam ne nii kenn diagnostiqué leen bokk ci décompte bi gouvernement bi ay estimation lay joxe ñu jàpp ci loolu. chiffre voilà mu ngoog donc chiffres yi ay estimation la ci estimation moom estimation la nombre exact bi wax dëgg yàlla jafe nañu xam ko am na ay méthodes yoo xam ne mën nañ ko def boo jege ko. mais yooyu defaguñu ko mais estimation yi moom estimation la comme ni ñu koy waxee ay xayma la rek waaw. ok kon yaakaar ngeen ne feebar bi war na mun a jeex ci fi ñu jëm ci ay weer. waaw feebar bi ci ay weer feebar bi vaccin rek moo ko fi mu jëlee suñu waxee dëgg. waaw ñu sant yàlla nag am na vaccin yu bëri yoo xam ne nii daanaka ils sont disponibles dans le marché te jox nañu autorisation pour nit ñi mën ko ñàkk su ngeen seetloo sax réew yu bëri muy Amérique muy Europe ak réew ak yeneen i réew ay Chine ñoom ay ak Russie ñoom commencé nañu vacciner seen population waaw léegi nag ñun aussi ñu ngi xaar. vaccin yooyu naka lañ koy mën a nañ lañ ci mën a jotee waaw yaakaar naa ni gouvernement ñu ngi ciy xalaat ñoom war nañ ci am pexe bu xool na yenn moyens la ñuy utiliser ak ñan la ñuy mën a liggéeyal bu fexe vaccin yi ñëw Sénégal bu nit ñi mën ko utiliser te am na leen lu am aussi vaccin am na ñuy wax immunité collective ou immunité de population ñu bëri nag dañ ciy def erreur. am ñuy dem ay docteur sax yu dem ci télévision yi naan ay immunité collective nañ bàyyi feebar bi mu law ku nekk am sa feebar su nekkee ni ñëpp am nañ ko su yàggee day dem yoon loolu yaakaar naa wax ju dangereux la parce que immunité collective suñ koy wax la immunité de population waxuñ ko ci pour exposer dañ koy wax dans le cadre de la vaccination moo tax ñu créé ko loolu la ñu bëri xamul y compris parce que ñi ko wax ay médecins la ñuy dem ci télévision di ko wax. Immunité de protection nekkul ne da ngay exposer nit ki c'est dans le cadre de la protection et cadre de protection mooy vacciner dans le cadre d'un programme de vaccin nga mooy wax immunité protective par exemple soo xoolee rougeole maanaam ŋaas ñu ngi wax immunité collective suñu vacciner 95% xale yi maanaam suñu vacciner 95% xale yi. xam nga feebar yi du ma jógee ci kii comme ku ñu vacciné doo ko wàllee ci keneen ce qui veut dire ñi nga xam ne nii kenn ñàkku leen woon parce que amoon nañ ay feebar yoo xam ne kenn mënu leen ñàkk ñooñu duñ ko jot parce que keneen du ko yar ba leen ko wàll. parce que si on dit que 95% immunité collective am des na 5% mais 5% yi duñ ci jot parce que 95% yi duñ dagg nañ transmission bi loolu mooy immunité collective waaw. te Covid bii nag xamaguñ exactement ban pourcentage ñii ñu ngi wax 60% ñii ñu ngi wax 70% mais àla kulli aal vaccin bi dina ci am solo waaw léegi nag man bokkuma ci gouvernement ñoo war a xalaat parce que gouvernement aussi war na protéger ay population gouvernement rôle principal mooy fexe boo ay ñi fa dëkk citoyens yi. su nekkee ne am lu leen wala lool mu empêcher ko et dans le cas ci Covid bi vaccin bi ñoom war nañ fexe ba population mën ci jot léegi nag vaccin bi jarul nit ñi di ci tiit parce que vaccin moom man
ci ñi ñuy gëstu vaccin ak médicament jaar-jaar yi booba ñuy wax ne baax na man ci laa bokk te vaccin dafa am ay yoon dafa am fu ñu koy war a jaarale suñ ko war a jaarale aussi après dañ koy jox ñoo xam ne boo demee xam-xam ñooy gëstu xool ndax jaar na fi mu war a jaar xool ndax résultat yi comme ni ma la wax rek lii bénéfice bi moo ëpp risque bi dans tous les cas santé publique moom bénéfice ngay xool peser ko ak risque muy balance rek voilà fii nga def fi bénéfice fii risque soo peesee bénéfice bu ëpp risque bi baax na su nekkee risque bi moo ëpp bénéfice bi baaxul loolu mooy santé publique waaw ñu bëri nag suñuy communiquer duñ expliquer xool ndax données boobu lii doomu aadama war na ko jël waroo ko jël toujours nee naa la risque ak bénéfice la ñuy xool bés bi gisee ne risque bi dafay docteur bi suñ la ko joxee dañ lay téye 30 minutes xool lan nga ressentir 30 minutes su passé amoo benn kii ñu bàyyi la nga dem pour wane na la tiital ñu nit ñi aussi pour lor seen doom même seen citoyen parce que soo demee ci télé wala rajo nga naan vaccin bi baaxul man ma nekk Koutal wala ma nekk Kédougou ma gëm la gis nañ ñoo xam ne dañu amoon feebar bi amaat ko xamuñ ndax infection bu njëkk ba moom moo génnaat wala beneen infection léegi su nekkee amaat na rechute mën nañ jël deret jooju analyse nga xool ndax photo boobu ak photo bi njëkk ñoom ñoo niroo maanaam yow madame Loum nii nga mel tey ñu xool infection deuxième infection mu ñëwaat ñu photo ko xool comparé ñaari photo yi xool yi niroo ndax niroo nga moom wala xool lan mooy différence bi waaw noonu science dafa développé ba nga xam ne ni fi mu nekk nii am nañ ay jumtukaay yoo xam ne nii dañuy pexe bu nekk am na solo li nga wax am na solo parce que Sénégal nekk ñu bëri nekk jànguñu taux alphabétisme moo ngi fii ñu bëri jànguñu tubaab ñu bëri aussi defuñ alphabétisation te mu am beneen facteur boo xam ne ni maanaam le pouvoir religieux këru diine yi yaakaar naa am nañ ci wàll bu rëy rëy xam nga kilifa diine bu jóg ci dem ci télé wala wax ci rajo ñaax ay taalibeem ne leen dee leen sol masque xam nga kooku dañ koy topp bokkal man mi nga xam ne nii mun naa wax ci seen télévision bi ne leen sol leen masque duñ ma déglu mais kilifa bu jógee ci këri diine yi su demee ci télé wax sol leen seen masque dee leen respecter distance yi événement yi aussi dee leen ko wàññi kooku dañ koy déglu donc kilifa diine yi ñoom am nañ ci wàll bu am solo en attendant que ñu am vaccin bi li ñu war a def yëpp fi mu nekk nii mooy wàññi transmission bi wala ñu arrêté ko ba retardé cas yu bëri yi ba retardé décès yu bëri yi te loolu li ñu mën a def mooy ñuy sol masque di respecter distance 1 mètre aussi di wàññi kii maanaam mboolo yi voilà mboolo yi en général nit ñi dañuy wax mbooloo junni nit am na ñu koy wax mbooloo aussi ça dépend ci espace bi. Île de Gorée par exemple Île de Gorée moom mbooloo mën nañu wax ni ay 300 personnes peut-être 400 mën na nekk groupement de masse mais soo demee ci yeneen espace comme ay Dakar wala ay Kaolack mën nañu considérer lu ko ëpp comme regroupement de masse léegi nit ñi en tout cas li leen di conseil mooy continuer leen sol seeni masque respecter leen distance 1 mètre yi di leen raxasu ak saabu de façon fréquente wala gel bi su ngeen di tichooli aussi tichool leen seen épaule di ñaax aussi Sénégal bu nekk nga nekk sa sëriñ nga nekk sa président nga nekk sa ministre de la santé nga nekk sa lépp te soo ko mënee aussi ka nga dendal kër wala say mbokk wala sa communauté wala sa quartier wala sa village nga nekk seen sëriñ nekk seen ministre nekk seen président nekk seen chef daayira nekk seen bàjjenu gox loolu daal suñ ci góorgóorloo yaakaar naa ne dinañ wàññi feebar bi ni muy lawee boo ba yàlla di def ñu am vaccin te nit ñi nag war nañ xam ni vaccin bi ñun suñu réew amul doole maanaam mooy OMS mooy Gavi mooy UNICEF mooy CEPI benn fondation bu nekk Norvège la
ci benn cadre bu ñuy wax COVAX ñoom ñooy jënd vaccin. Il paraît même que 1,5 milliard doses disponibles pour 92 pays li ñu xalaat ñoom nee nañu premier trimestre maanaam ñetti weer yi nga xam ne 2021 boo ci juróom-benni weer yi premier semestre bi ci réew yi mel ni ñun dañuy am ay doses vaccin yoo xam ne nii dañu mën a vacciner ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbirum wér-gu-yaram waaw moo lay wane nag pour population bi en général jot ci yaakaar naa du doon 2021 mun na nekk ay 2022 waaw moo lay wane nag kon mesures yi war nañ ko continuer parce que jógagu fi suñu xalaat vacciner ñi nga xam ne ñu liggéey ci santé 2021 2022 kon au moins war nañ góoruwaat at te at tuutiwul de at tuutiwul de 12 mois tuutiwul. kon ci di sol masque yi distance bi di éviter aussi sooy tichooli nga kii ko te ku soo yëgee feebar aussi toggal sa kër bul génn pour nga empêcher transmission bi dem ci jot ñeneen loolu laay mooy message bi may envoyé. maanaam boo gisee signes yi daal yenn signes yi nga xam ne signes yi gën a fës daal boo ko gisee sa yaram war nga mun a. waaw signes yooyu yaram mu tàng la ak saqat bu dëgër parfois ay bët yu xonq ci suy doog a commencé yooyu soo ko amee rek wala nga perdre odeur goût bi wala nga voilà yooyu yëpp su nekkee am nga ko war nga fexe jege centre yi nga xam ne ñi ñooy traité Covid bi nga bañ a jaxasoo ak say waa kër soo koy yëg rek demal centre Covid ñu defal la test confirmé wala ñu infirmé loolu am na day tax nga su nekkee am nga ko ñu isolé la traité la su nekkee amuloo ko nga kon ne dund ak sa waa kër loolu daal lu am solo détection précoce moom moo am solo détection précoce mooy soo yëg signé rek fexeel ñi nga xam ne am nga ko wala amuloo ko ñu isolé la traité la su nekkee amuloo ko aussi ñu bàyyi la nga dëkk sa kii soo ko defee suñ ko détecté ni mu gën a gaawee rek day empêché nga wàll ko ñeneen bu kooku aussi moyen de limitation transmission bi la kooku mu aussi am na solo léegi nag le problème mooy nit ñi dañ koy am di rus ñi dañuy am di rus parce que aspect boobu aussi nit ñi feebar dafay traumatiser nit ñi. dafay traumatiser nit ñi ñu liggéey bëgg ñi nga dem seen koñ ak oto naan da ngay faj wala ngay jël ay ngay def ay yeneen liggéey parce que nit ñi ci koñ bi suñu ko gisee par exemple nga nekk sa koñ yow ambulance ñëw sa kër nit ñi dañ lay daw. dañ lay daw Sénégal dañ lay daw. dañ lay daw te loolu aussi day tax nit ñi feebar seen i kër du ñu bëgg dem dispensaire toog seen kër naan dañuy faj seen i bopp. boobu muy aggravé la plupart des cas yi ngay dégg ni cas yu grave yi la parce que ñi dañu toog seen kër soo feebaree dem dina di sa garab wala nga def xooj say xob jéem a faju su nekkee ni fu wërul nga doog a dem ci centre de santé temps boobu nag walla nga ñu bëri sa kër te loolu baaxul te lu moo tax feebar bi di soo gisee cas communautaire yi bëri loolu moo tax loolu suñ ko bàyyiwul moom cas bi yaakaar naa vaccin presque 80 ou 95% de la population mooy tax mu jóge fii nit ñi war nañ ci jóg xam ne feebar bu garaaw la soo laajee ñi feebar rek bu yàlla génne leen ci soo leen laajee li ñu daj ñun ñi ci liggéey feebar bu ñaanal ma ko kenn feebar bi ñaanal ma ko su mbokk ñaanal ma ko keneen ñaanal feebar bu métti la waaw nit ñi nañ xam ne feebar bu métti la ku leen wax ne feebar bi amul aussi dafa wax lu ko neex rek waaw te dalay nax aussi ku ne del feebar bi amul dalay nax de bés boo toogee boo am ko nekk sa te ay cabine la yow kese lay nekk imaginer yow nga doon toog ak sa njaboot di waxtaan ak sa njaboot di lekk sa ceebu jën wala nga feebar sax hôpital su nekkee du Covid bi nit ñi mën nañu la seeti andi la banaan andi la añ mais fee dañ lay yoo rek yaay nekk sa néeg médecin daal nga gis doo gis sa benn mbokk loolu rek mun na nekk benn cas psychologique mun na la affecter psychologiquement aspect boobu aussi mu yokk ci feebar bi ñu bëri seen feebar yi day aggravé à cause yeneen facteurs yi stress beeg ak isolement beeg yooyu yëpp day yokk kii état feebar bi nit ñi nañ xam ne donc feebar bi du feebar bu ndaw feebar bu garaaw la et que feebar bu garaaw moom da ngay jël ay mesures yu garaaw rek. li may fàttali daal masques yi mesures barrières yi nañ ko respecté muy masques yi ak distanciation bi ak sooy ticho la ak gel yi waaw loolu moom am na ci solo. ñi may faral di dégg nag ñu ne xob yi ak reen yi ñoom ci la ñuy fajoo moom la ñuy fajoo du ñu dem hôpital loolu lan nga ci wax. waaw xob yi ak reen yi ñun suñu maam loolu lañ doon fajoo loolu moom dëgg la mais soo ko seetloo
médecine moderne dafa yokk ci médecine traditionnelle te ñiy wax ni xobu kese ak garab kese war nañ xalaat médecine moderne li mu def soo xoolee 10 ans ci ginnaaw bi nga xam ne ni xale yi ñu leen doon ñàkk xam nga PEV presque ay ëpp na 10 vaccin bu njëkk ba soo amee doom lu ci bëri ba la am 5 ans day dee léegi xoolal tubaab fakal PEV bi xale yi dee mortalité infantile wàññeeku na PEV moo ko kii nekkul xob nekkul reen donc PEV bi dafa am solo vaccin dafa am solo encore PEV kii bi ma la wax ni Ebola bi kooku fi man ci laa bokk ñi ko defar waaw ci ñi ko defar te moom moo tax épidémie bi gën a garaaw ci Congo jeex na daanaka kenn xalaatatul Ebola foofu ñëpp dañuy vacciné daanaka donc nit ñi nañu xam ni feebar bi feebar bu garaaw la et que muy garab muy vaccin nit ñi dañ ko saytu ba xam ne lii baax na ci ñoom du leen lor moo tax ñu leen koy jox kenn du fi andi poison di ko jox doomu aadama kenn du fi andi luy lore di ko jox doomu aadama kooku ñoom war nañ ko sax xam waaw. di leen dalal fii suma kër di fier aussi di fier di gis ay jeunes di am esprit entrepreneuriat loolu jafe na ci Sénégal. donc su ma gisee ay jeunes yu am esprit de management man dama ciy kontaan et di leen encourager di leen ñaanal aussi seen liggéey yàlla barkeel ko ba fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa incha allah jërë ngeen jëf. ok di jaajëfal sama invité bi macha allah kontaan naa am naa mbégte bu baax a baax di dalal monsieur Faye fii ci sama plateau di jaajëfal tamit sama papa Pape Maïssa Diop sama caméraman maa ngi koy jaajëfal lu wër a wër